téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar juróom-benn waxtu jot na ba tegal ñeent fukki simili ak juróom soreen taaxiloo tuuti ñu faram fàcce leen lu gën a fës si xibaaru marax bokk na si lu gën a fës si xibaaru marax yi mooy rapport bi nga xamante ni inspection générale du bâtiment génne na ko jëm ci wàllum immeuble yi nga xamante ni taax yi nga xamante ni daanu yi dafay jéggi dayo moo tax boobule rapport di xam leen tamit que ni jéey gi nga xamante ni amoon na ca Bel-Air te juróom-benn nit ñàkk seen bakkan lu ko waral mooy terrasse bi moo jàppanil woon si biir xibaar yi di ngeen si teewlu Boubacar Dañoxo moom moo nekk inspecteur général du bâtiment. tey si suba ci kanamu rectorat bu université Cheikh Anta Diop de Dakar tàng jër la defoon ndax collectif bi ëmb étudiants yi nga xamante ni dañ leen suspendre ñaar jàpp juróomi at ca université Cheikh Anta Diop de Dakar te conseil de discipline bi def lu ni mel ñoom ànduñ si benn yoon te jàpp na ni recours bu ñu déposé woon ca cour suprême mbir mi dafa yàgg lool dàqun sax amal sitting ca boobule bërëb. si biir xibaar yi daañu waxtaane lu ñuy wax lépp lu jëm ci wàllum ndox ndax ay volontaire turc doxantu woon nañ ca quartier Darou Salaam nekk ca Lac Rose ngir amal indi fa machine bu am solo jëm ci wàllum dessalement wu ndox ginnaaw ba nga xamante ni ñoom jaaroon nañ ca kër Bakary ak Lompul soo leen taxiloo tuuti mbokk téléspectateurs yi ñu faram fàcce leen liñ jot jukki si biir xibaar yi. di leen dalal jàmm seen xibaaru marax yu 18h45 fii si ITV xibaar yi dañ koy tàmbali ak rapport bu inspection générale du bâtiment jëm si yàqu-yàqu yi nga xamante ni moom moo am si dëkk bi boobule rapport di xamal ni étage bi nga xamante ni moom moo daanu woon ca Bel-Air te juróom-benn nit ñàkk seen bakkan lu ko waral bokk na si nekkinu terrasse bi ki xamal li ni mel di Boubacar Dañoxo moom mooy inspecteur général du bâtiment ci micro Abdourahmane Ly. confirmé wax ne que dal bi daanu ci Bel-Air étanchéité ñàkk étanchéité moo tax mu daanu ndaxte dal bu mujj bi amul étanchéité ndox yi dajen senn ci biir ba feer yi yàqu feer yi xomaat boobu bu feer yee yàqoo nag dal bi li muy diis noonu ak feer yi fa nekkoon parce que feer bi bu xomaatee li fa nekkoon benn bu yàggee benn du fa nekk bu doon ñaar la benn genn wala lay nekk bu yàggee ba yàgg benn bu na dem sax ba gën a yàqu su boobaa nag dal terrasse bi day daanu li muy daanu noonu ak vitesse bi ak doole bi mooy toj dal bi nekkoon ci suuf bien que dal bi ci suuf sax mën na baax mais terrasse bi ni muy wàcc ak ci kawam ak doole da koy toj su boobaa yëpp mab. Boubacar Dañoxo nekk inspecteur général du bâtiment mu ngi yëkkati yooyu lay kàddu ginnaaw bañ doon présenté rapport bi jëm ci taax yi nga xamante ni ñoom ñooy daanu fii si Ndakaaru muy immobilier ak ñoom seen moo tax ministre de l'urbanisme ak tamit amee wàllum dëkkuwaay yeeg ak seet bi di Abdoulaye Seydou Sow ni wàllum jokkalante am na solo loolu dafay tax ba waxtaan mën a am su ko defee ñu mën a maytu yooyu la miir ki nga xamante ni moom moo di maire bu Parcelles Assainies di Moussa Sy ni fukki at suñ ko xaymawee si fukki at délivré na lu mat juróomi téeméeri arrêté de fermeture jëm si ay immeubles yi nga xamante ni seen nekkin jaaru yoon Abdourahmane Ly ak Baro Sow ñoo teewoon boobu les présentations. rapportu inspection générale du bâtiment ci bâtiment yi di daanu ci réew mi mëtal nañu ko ci bile rapport ñi nga xamante ni seen xam-xam daa màcc ci wàllu woowu te nekk ci public beeg ci privé bi jéem nañu ci indi ay leeral ci lu waral bâtiment yi di daanu lu bëri ci mim réew muy mbiru inspecteur général du bâtiment Boubacar Dañoxo di tënk. dal boo ko tabaxee da nga ci war a def étanchéité membrane la boo xam ne am na lu muy jar. wàllu étanchéité bi rek doyul li ñuy wax cal à béton. loolu aussi boo ko deful sa bâtiment du yàgg donc troisième point bi may profité aussi yokk mooy booy defar plan architecte rek doyul na nga defar lu plan béton armé mooy ñoo xam ne ingénieur ñooy defar plan bi nga xam ne poteau bu war a jël nangam barre 10 wala nangam barre 12 dañ koy calculer loolu kenn du ko xoolee xayma rek nii.
muy ay jafe-jafe yu ñu mën a nemmeeku ci ñetti xeetu bâtiment muy ay bâtiment yu ñuy tabax yees ay bâtiment yu ñu tabax ba noppi wala ay bâtiment yu gaaw a màgget bu ñu sukkandikoo ci inspecteur général du bâtiment ba tey boobee seetlu la maire yi ñoom it def loolee tax na lu toll ci juróomi téeméeri arrêté ngir tëj ay immeuble ki nekk ci bopp bokk moomeelu Parcelles Assainies di Moussa Sy def ko. man ba may nekk maire rek léegi mën na fukki at jàpp naa ni lu ëpp juróomi téeméeri arrêté jël naa ko pour ñu tëj ay kër tëj ay balcon daaneel ay dal ba ci marché yi ba ci cantine yi mais yombul nañu waxante dëgg Sénégal social bi ak masla bi dafa bari dañu naan kii dafa néew doole kii amul kii dimbali ko baal ko loolu mooy tax ba indi ay jéeya. jawriñ bu ñu dénk wàllum tabax yi moom mi ngi gën a woo waa inspection générale du bâtiment ak it yeneen service nguur yi si ñu gën a dooleel jokkalante gi maanaam communication bi ngir moytandikuloo askan wi yeneen jéeya yu ni mel. c'est-à-dire que nos services aussi le problème fondamental c'est que nos services aussi. problème bi gën a rëy bu ñuy jànkonteel mooy suñuy services yi tamit yenn saa yi da ngay waaru jàpp naa ni ñàkk moyen warul tax ñu toog rek bañ a def dara faw si wàllum communication bi ñu gis si seen taxawaay bu baax si pexe yi ngeen proposé si rapport bi dégg naa ngeen si wax ñaax askan wi wax ngeen si itam njëriñu ñaax boobu waaye waxoo leen fi nga xamante ni fa la ñaax googu war a jaaree jàpp naa ni loolu moo ëpp solo. fan lañu ko war a waxee ak kan moo ko war a wax ci àdduna gi ñu nekk nag boo waxul day mel ni liggéeyoo. il faut communiquer sur vos actions il faut utiliser tous les canaux modernes de communication. junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benni bâtiment yi nga xamante ni bu ñu deful nank daanuwaat te juróom-benni téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari nekkee Dakar loolee bokk na kon ci lu tax kon ñu bëgg soppi code de la construction bi nga xamante ni jiitu réew mi moo ko sàkku muy code woo nga xamante ni daañu ci dolli yeneen matukaay ngir moytandiku jafe-jafe yi law. sol bi léegi da nga koy am pour nga mën a continuer sa tabax sinon dañ lay arrêté wala ñu ne la mënoo sax commencé tabax. IGB bi nga xamee ne ñun ñii moom moo ñu taxawal ci saytu ndax nit ñi ni ñuy tabaxee baax na d'habitude bokkul woon ci instruction des dossiers permis de construire loolu noonu tamit jël nañ yokk ko ci processus bi. bureau de contrôle bureau d'étude yi ñi nga xamee ne ingénieurs yi nga xamee ne ñoom ñooy calculer bâtiment yi ñooñu noonu. ba léegi nii may wax ak yow kenn du leen jox état du leen wax ni yow mii kat sa xam-xam may na la nga calculer lu ni mel loolu noonu identifier nañ ko wax nañ ko ministre nee nañu xalaat bu rafet la nañ ko dolli ci code bi. code de la construction bu yees bi daañu ko proposé kon assemblée nationale balaa njeexte at gi waaye balaa ñu caa yegg nag njiitu réew mi daana jot kon ci rapport bi ak yeneen proposition yi nga xamante ni. génn na ci waxtaan yi. Abdourahmane li di la jaajëfal bu baax dañuy jëm ca université Cheikh Anta Diop de Dakar ndax tey suba tàngoon na jër diggante vigile yi ak collectif bi ëmb étudiants yi nga xamante ni dañ leen daanoon ñaar jàpp juróomi at conseil de discipline bi def li ni mel ñoom ànduñ si benn yoon yooyu la étudiants aussi di naqar lu baax recours bi nga xamante ni déposé woon nañ ko ca cour suprême boobu la recours boobu ba léegi ñu ngi xaar mbir mi sotteegul moo tax ñoom dàquñ sax amal sit-in lu jëm ci wàllum session unique bi nga xamante ni doit faculté des sciences juridiques et politiques décrété nañ ko étudiants yi ànduñ si benn yoon maam Abdou Gueye Kassé. jàppante bu metti ci alxamis gi ci suba ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar collectif bu ëmb étudiants yi nga xamante ni dañ leen a sanctionné ñoom bëggoon amal seen point de presse ci kanamu rectorat bi wante nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy agent de sécurité yi dañoo bañ ba tëdd si suuf mu jënteel ga ci wet gi nañ ko daal di amal membre collectif bi ñoom nag ñoo ngi sàkku ci conseil de discipline bi jaarale ko ci recteur bi ngir ñu daal di ñëwaat ci sanction yi nga xamante ni jàpp nañ ni ay sanction ku ma am ndey ku ma amul ndey la yu ñu teg seen ndodd. demoon nañ fi ay élection am na mbir yu ci xewoon mais dañu gis ne dafa am ay étudiants yoo xam ne dañ leen a indi fii ci rectorat sanctionné leen alors que ces sanctions là sont des sanctions injustes et illégales loolu nag depuis bi mu amee ñun ñu ngi koy xeex ci ay formes yu bëri woote nañ fi grève de la faim naam ci grève de la faim boobu noonu l'autorité nous a appelé wax ñu à ce que ñu suspendre notre mot d'ordre ñëw toog waxtaan ci waxtaan boobu noonu am na ay promesses yoo xam ne daf ñu ko defaloon mais dañu gis ne promesses yooyu noonu jusque là ñun on est là dans la même situation d'antan mooy nekk ay étudiants yu sanctionné suñu morom yi examen mënuñu examen alors que ces sanctions sont injustes. collectif bi moo ngi ñaawlu itam
yéexaay bi nga xam ne nemmeeku na ko ci recours yi nga xamante ni introduire na ko fële ca Cour suprême ngir ñu daal di annuler yi di sanction yi nga xamante ni moom la ñu teg ci seen ndodd collectif bi di xamle ni dina amal ab sitting fa nga xamante ni moom mooy ca kanamu màkkaan bi le bon Cour suprême bëgg nañ fa dem def fa sitting parce que dañu gis ne mënoo déposer recours pour excès de pouvoir ba pare woote motif boo xam ne maanaam dañoo nekk ci cas d'urgence parce que moment boobu noonu étudiants yi dañ doon waaj a examen motif yëpp ñu dajale ko suñuy avocat ñu jox leen ko mais à notre grande surprise le dossier a tardé puisque def na plus de 1 mois pour que ñu door di statuer alors qu'en réalité ça devait faire 48 heures donc loolu bëgg nañoo dem ñaawlu maanaam lenteur administrative boobu noonu am fële ca Cour suprême. bile collectif taxaw ngir daal di jàmmaarloog beneen xeex mooy session unique bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a amal ca faculté des sciences juridiques et politiques mu doon ab décision bi nga xamante ni étudiants yi lay jàpp na nitu dëgg du yoon te nag dinañ taxaw temb ngir su ko defee kenn du ko appliqué. ñu àddu si diggante takk der yi ak askan bi est-ce que jotul ñu xoolaat ko bu baax a baax ndax boobu la diggante dafay am ay rëq-rëq te tamit dañuy seetlu nit ñi tamit am na si ñoo xamante ni su leen force de l'ordre yi dóoree dañuy fayu ba mbir mi jot fitna reportage Aïssatou Kane. bu dee askan wi dañu am bët bu ñuy xoolee takk der yi nit yi ñoo tax loolu di gis-gisu Mamadou Sané moom mi sax jàpp na ni lu ñuy recruter nervi yi yokk na lu ñuy yabee takk der yi. Sénégal bu njëkk ba ak Sénégal bu tey vraiment da ngay waaru parce que bu njëkk ba sax boo doon wax policier nit ñi da leen di bàyyi xel mais depuis pour suñu njiit yi jëlee ba indi ay garde corps indi façon kii bu ne ay nervi ñu ñëw à la place des policiers vraiment kooku du ñu jox cëru policiers yi actuellement policier bu normalement dañu leen war a jox seen àq jox leen lu ñu moom policier dañ leen war a jox lu ñu moom parce que yow da ngay ci benn policier tey jii mu war a def liggéeyam am kenn koo xam ne day toog si bureau woo policier bi ne ko way ba kii bu ngay nangam tey policier bi padrone la. li ñu war a def di ñu xamal Mamadou moo di dekkal kóolute diggante askan wi ak takk der yi. policier bi nañ ko jox gëddëm na nit ñi maanu policiers yi def seen liggéey policiers yi tamit nañu teg lépp li nga xam luy yoon ñu àndax yoon policiers yi bu leen joxloo benn sale boulot bu nga xam ne ñu koy def te nit waruñu ko def. borom kër gi ñu fekk ko Grand Dakar rafetlu wala jëflante yi am ci diggante askan wi takk der yi. xale yi léegi dañu leen ñeme parce que jamaanu bu yàgg bi ak bu léegi bi ute na parce que xale yi dañuy jàng liggéeyuñu ragaluñu dara léegi donc loolu moo tax man damay ne xale yi dañuy mer contre policier dañuy mer contre gouvernement bi parce que aussi dañu war a respecter takk der yi parce que takk der yi ñoo fi nekk pour ñun. policiers yi aussi day passé nañu léegi te dóor citoyens yi dañu war a respecter policiers yi gouvernement bi dalal kel xale yi bu policier defee boo xam ne du yoon ñu jaarale ko ci yoon. ngir rataxal diggante takk der yeeg askan wi ñii ñu jot a waxal di ñaax ñu teg ay dogal yu leer ngir xeex lépp loo xam ne mun na gàkkal ni askan wi ak penc mi tëddee te loolu ku nekk wax na see xar tànk tubéyam. état wu Sénégal taxaw temm la def ngir tëj lu ñuy wax décharge de Mbeubeuss moo tax am na benn projet bi mu taxawal jëm ci wàllum gestion des déchets boobu les projet nag toll si 200 milliards si suñu xaalis ñu ngi ko tuddee projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets du Sénégal tey ci suba le ministère de l'urbanisme di Abdoulaye Seydou Sow amaloon visite si boobu les bërëb ñu teewlu si Mame Seydou Babou ak Souleymane Diallo. lu ëpp 200 milliards ci suñuy koppar ñu dugal ko ci Promoged bi nga xamante ne li ko tax a jóg mooy fexe ba Sénégal du amati mbalit. liggéeyu mbalit bi mu mën a njëriñ ki ciy liggéey mooy tubaab lu muy wax nu économie circulaire ñu mën ko ci créer ba nga xam ne déchets yi mu bañ a nekk rek mbalit bu ñuy daw ci loolu lu koy jëmmal fii ci Sénégal li nga xam moo gën a jëmmal mbalit ci fii Sénégal mooy Mbeubeuss 1968 la Mbeubeuss commencé. te yàlla def président Macky Sall jël à bras le corps créer projet bi ba tey mu juddu te Mbeubeuss nekk ci au point central. ci biir le projet ñoo ngi ciy xaar lu tolloog juróom benn téeméeru xëy. Promoged non seulement xam nga Mbeubeuss dañuy gën a wax ndaxte Mbeubeuss moo gën a siiw mais dana laal téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti dëkk
ci téeméer ak juróom-ñetti dëkk yooyu war na tabax defar ay lu téeméer ak juróom fukki infrastructure war a jur war a jox ñetti junni xale ñu am ci liggéey. tëj li nga xam ni moo di mbëbës loolu mooy bëgg-bëgg directeur général bu Promoged. ñi fi nekk ñëpp waa Promoged daal engagé wu nañ pour que li ñu soxal mooy matal li ñu sas bi si njëkk mooy décharge de mbëbës en tout cas bëgg nañ matal ko ba nga xam ne que fii weer dañ mën a lancer appel d'offre bi pour que année bi di ñëw ñu mën a taxawal liggéey bi parce que dafa nekk loo xam ni góor na fii si Ndakaaru wax li ko wër. lu weesu defaraat secteur bi jëm ci wàllu mbalit mi fexe ba suqali ko mu am njëriñ ci suñu koom Promoged nag dina fexe ba créer li nga xamante ni moo di ay xëy ngir ndaw ñi. dañuy àddu jëm ci wàllum flux migratoire ndax njiitu alliance migration leadership et développement di Ndioro Ndiaye jàpp ni dafa jot ñu encadrer lépp lu jëm ci wàllum migration ndax formation bi tamit waruñ ko bàyyi ginnaaw Sofia Ba. avantage yi migration am ci Sénégal day feeñ ci ay secteurs yu bëri loolee mooy gis-gisu Ndioro Ndiaye mi jiite alliance migration leadership ak développement moo tax muy saako ñu amal politique ngir gën ko dooleel. lu bare lay indil Sénégal parce que danañu indil koom-koom danañu indil xam-xam danañu indil li ñuy wax culture mooy nga xam li xew bitim réew mën ko intégrer yow ci sa bopp adapté ko yow ci sa bopp mën ko jëriñoo également li ñuy def ne serait-ce que FESPACO le FESPACO actuellement lañ fay def aussi c'est grâce à la mobilité c'est grâce à la migration des gens ici et ailleurs au niveau de l'Afrique looloo tax ñu mën ko def mu mën a am succès bi mu am. wàllu migration mu mel ni privé bi moo si def ay investissement muy loo xam ni war nañ ko soppi Ndioro Ndiaye di sàkku ñu gën leen gunge jóge ci gouvernement bi ngir mu amal njëriñ askan wi. koom-koom boobu dañ ko moom moo ci ko liggéey en réalité la grande erreur bi nit ñi di def mooy dañu yaakaar ne koom-koom boobu ak nu mu doon ci ay milliards c'est 400 milliards de dollars qu'on a pour 2020 pour tous les pays en voie de développement eh bien lu mu bari xaalis jàmbur la donc bu fekkee ne da nga bëgg utiliser xaalis boobu da ngay waxtaan ak ki nga xam ne moo ko moom jox ko ci intérêt jox ko ci gëddëm jox ko ci wàllam na mu waree comme ça ngeen mën a utiliser xaalis bi mën ci def tabax li ngeen bëgg tabax. dem ak dikku askan bu bari am njeexital ci wàllum koom-koom di yokk it gën a nekkinu askan bi. daanaka juróom-ñetti at a ngi nii ginnaaw ba xamante ni moom moo di dëkk bi di Doune Baba Dièye ak Kër Bernard changement climatique bi indi leen ay jafe-jafe yu am solo mais mën nañu wax ni ñaari dëkk yooyu la jamono ji seen xaar kanam mucc na ayib moo tax experts yeeg environnementalistes yi ñu ngi artu pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax Momar Alice Niang. coppite jaww ji jur na ay jeexantal ci suuf si nga xamante ni mi ngi gën a yàqu di gën a xoromu situation bi nu mel jur nag ay dëkkub lëmb yu daadee naax saay reer bu ci mel naka Kër Bernard ak Doune Baba Dièye. li fi jógee bare na parce que mbay mu bari jóge na fi fii ngeen gis ni wax naa ne garab gee ngeen seen noonu daanaka foofu laa mooy kër gi ma jëkk a jël soxna dëkk bi lu ma toll ci 300 mètres ci kanam ci suuf nekk fu woon. donc li ngeen di gis ni ci kanam itam géej gi jëloon na ko loolu filaawa yi nekk géej gi jëloon na ko donc li nga xamante ni moo doon suñu ressource dëgg-dëgg mu di nappa gi lépp daf fi jóge. jamono ji nga xamante ni gàncax gi mi ngi tàmbaliwaat di jot ci dëkk yooyu ñi seen xam-xam màcc ci jëm ci wàllu environnement di woote ngir ñu gën a ñoŋal taxawaay. di ñaax rek ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités gouvernementales yi ak pouvoir public yi ak élus yi ñoom ñu mën a assurer suivi localité yooyu def de telle sorte que par exemple que village bi mën a retrouver son lustre d'antan ñi nga xam ne village bi tamit gën na di leen soxal pour ñu dëkk fa ñoom ñu mën fa dellu mën di pratiquer di continuer seen activité donc wax rek ne tamit village bi quand même gis nañ ne am na benn dynamisme bu mu xaw a retrouver dans du point de vue environnemental notamment par rapport ak liñ tubaab di wax régénération. su weesoo mbirum coppite jaww ji la tax village yu mel noonu daal di disparaître loxo doomu aadama génn ci. am na taw yoo xam ne taw yu doy en 2003 taw yu doy woowu dafa demoon ba menacer inonder Saint-Louis
moo tax autorités yi ouvrir une brèche pour faire baisser le plan d'eau ay yooyu mooy problème. ngir nag mën a taxaw ci coppite jaww ji ak problème mu alam bi spécialiste yi di xam ne ni dañoo war a dugal bu baax a baax askan wi ak experts yi ci bile xeex. machine jëm ci wàllum dessalement de l'eau la ay volontaire turc jox waa quartier Darou Salam nekk ca Lac Rose boobu le projet nag nekk projet bi nga xamante ni askan bi ñu ngi siy gis seen bopp bu baax a baax bi nag nekkul lu njëkk ndax laata waa volontaire turc yi di dem ca Lac Rose jaaroon nañ ci village bu ñuy wax Kër Bakary ak Lompoul reportage Mamadou Dieng Moussa Fall. lu ëpp benn milliard ci ay njaboot mënuñu jot ci ndox at mu ne ci àdduna bi mooy xayma yoo xam ne ab organisation turque bu ñuy wax Sasuvaslari moom moo ko fësal ñoom volontaires yi ñu xam leen lool ci àdduna bi ñuy xeex ngir nit ñi mën a jotee ci ndox saa suñu ko bëggee. birçok yerde temiz su ay jafe-jafe yu bëri lañ nemmeeku ci àdduna bi jëm ci wàllum ndox mu ànd ak ay bactéries ak ay microbes ñun nag ci loolu la ñuy liggéey ngir indi ci ay saafara loolu moom mooy suñu mission li ñu bëgg mooy fexe ba askan wi ñu jagleel leen ndox mu sell man booy xool lii sax du sama rôle ndax man ay publicité lay faral di def ci Turquie te xam nañu ma ci bu baax waaye nag dama engagé wu nekk ab volontaire te am naa ci mbégte bu baax. ve o insanlara, o köy halkına temiz suyu ulaştırmaya çalışıyoruz. lu ëpp juróom-ñetti téeméer ci ay gone ñooy faatu at mu ne ci àdduna bi mu bokk ci li ko waral la ñàkkum ndox mu sell ngir jeexal jafe-jafe bi ci quartier Darou Salam bu Lac Rose volontaires yi indi fi machine bi seppi xorom si ci ndox mi. Ici, quand nous avons arrivé, nous avons vu que problème ici c'est pas possible de résoudre avec un. fii nag bañ ñëwee li ñu fi nemmeeku mooy ne jafe-jafe bi di wàllum forage di tamit teen woo xam ne dañ ko war a gasal askan wi waaye li ñu gisoon mooy ne dañ leen war a importer machine boo xamante ni dafay seppi xorom si ci ndox mi loolu nag def nañu ko te yaakaar nañu ne yeneen projet yi tamit danañ ko réussir. C'est pour cela que nous avons décidé, nous travaillons de réussir ça. J'espère que nous allons réussir. njëg li toll ci juróomi million nga ci suñu ay koppar. njaboot yi dëkkee ci quartier Darou Salam rafetlu ko lool ni ay atam ni ñuy dund ay jafe-jafe ndox mu sell machine bi dafa ñëw ci jamono ju ñu ko soxla. dañ ko rafetlu quartier bi yëpp rafetlu nañ ko ba d'ailleurs sax am na suma naataangoo yeneen délégué de quartier yi nekk fii sax souvent ñu may woo di ma wax na man est-ce que doon boole ak Turquie yi pour que ñu defal ñu li leen defal parce que lii vraiment waxuma ndoxu teen bi. mais ni ñu koy filtré ba mu pur nga xam nit ki dina ko mën a jëfandikoo loolu moom vraiment dañ leen ci sant di leen ci ñaanal yàlla di ci kontaan lool loolu yàlla moom aubaine bu mu ñu defal rek la alhamdulilahi rabbil alamin nga xam nga bu fekkee ni filtré nañ ko mu ne koy ñëw pur dañ koy utiliser pour suñu consommation bi. ñi yore projet bi itam rafetlu ko ne dañu bëgg ci gis nit ñi seeni jafe-jafe saafarawu. Nous sommes très contents de faire ça. Parce que on a déjà réussi. kontaan nañu lool gis askan wi mbégte bi mu àndal ñun nag lii rek moo ci nekkoon suñu bëgg-bëgg mooy fexe ba li ñu mën ñu bëggal ci askan wi jëm ci wàllum ndox mu sell. C'est comme eux si ils ont l'eau qui est bonne santé. ñeenteelu acte projet Waterworks ñu teg ko ci Lac Rose gannaaw ay gox yu mel ni Kër Bakary ak Lompoul la machine bi dafay sellal ndox mi. Waterworks bëgg itam amal yeneen projet ci biir réew mi naka noonu ci Afrique ak ci Asie. Maodo Dieng di la jaajëfal bu baax a baax ñàkkum feu de signalisation si yenn bërëb yi fii si Ndakaaru nekk na li nga xamante ni moom mooy dawalkat yi ak tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy dox si tali bi di ko ñaawlu bu baax a baax ndax feu de signalisation dina tax tamit circulation bi mën a jaar yoon ba pare accident yi mën a wàññeeku bu baax a baax reportage Mame Alassane Seck. diggante 2017 ak 2020 lu ëpp ñetti junni nit ñàkk mënu seen bakkan ci tali bi. feu de signalisation yi mënoon a tax nit ñi mucc yooyu lay doxatul. foo yi moom yi ciy dox bareetul waaw war nañ ci jàppale si lool de waaw gars yi koy defar état bi wala ñi nga xamante ne ñoom lañ jox lool noonu war nañ si jàppale de parce que bu fa doxatul désordre day am quoi si tali bi te désordre moom bu amee moom xam nga maa day am si mën na jur lu ne quoi
mais imaginal tali boo xamante ne comme exemple intersection 4 angles war a daje quoi tey bu amul feu nii xam nga lu ne war na mën a xew quoi te wóorul. ñi bëgg jéggi tali bi sax nekkatuñu ci kaaraange. doomu aadama sax bu war a jéggi comme piéton pour ñu may sax problème la donc bu nekkee feu yi dañ ko affiché ci tali bi nii rek c'est pour amul sens pour moom mu dox moom moo yitteel doomu aadama yi bu ko defee ñu ngi mën a jéggi normal problème mën a doon bu boobaa coow dam ci tali bi. wóorul benn yoon di jéggi tali bu amul feu rawatina xale yu ndaw yi ak ndongo daara yi. wóorul ndax élèves yu bari dañuy jàngi di wàcc te ci tali yi lañuy romb pour ñibbi feu yi daf leen war a feu yi dañ ko war a defar comme feu yi nekk HLM Fass ak yooyu noonu yooyu ñëpp baaxutul ndax c'est pas sûr ndax ay oto comme genre xale yu góor yi dawal ñoom lu neex la ñuy dawalee ci tali yi di ak borom moto yi lu leen neex ñoom faalewuñ kenn. feu de signalisation yi mën a tax nit ñi mucc ci accident yooyu lay doxatul ndax lu ci ëpp yàq nañu ko ci manifestation yi. moom Alassane Seck di la jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon li fi ruuse woon ci xibaaru marax yi yeneen jotaayu xibaar 19h45 ci français ak Adama Anouchka Ba ma bàyyi leen ak Cheikh Assana Fall ñaareelu partie bloc d'information la totale ba beneen yoon.